maa ngi leen di fay Pape Makhtar di la gërëm di la sant ci seet si gi nga ma seet si. li nga xam ne lii fës na ci sama bët ci campagne bi moo di askanu Sénégal dañu nangu kàddu gi ci politiciens yi nangu wax ci waxkat yi ne tekk ba bés ba bëriwuñu naam wante dem nañu ak fulla sànni seeni xob wax li ñuy wax politiciens yi teg leen nag problème bu rëy parce que résultat wu vote yi wane na ne sénégalais yi du li politiciens ñi leen politiciens yi bëgg a yore la ñu bëgg ñu yore leen bëgg nañu ñu faale leen déglu seeni njàmbat indi ci saafara man loolu laa jàng dëgg-dëgg ak soo ci tegee nag mobilisation jeunesse bi daw na ci mbedd yi daw na ba bëgg dee ngir wax yaakaaram ci ëllëgu Sénégal loolu ku ko déggul nag daa mun nga am mbetteel. na benn différence bi moo di président Abdoulaye Wade 74 lañ ko commencé topp ba 2000 loolu ñaar fukki at ak benn ay doom juddu nañ ci ba màgg continuer di topp Abdoulaye Wade loolu c'est une différence de taille foofu la ñu nar a nattee ndax Ousmane Sonko am na souffle boobu dans le temps ndax politique du magie du prestidigitation maanaam du luxus dafa di lu ñuy tabax teg ay fondation yëkkati miir coulé dale door yëkkati étage ci wàllu woowu jàngat jaar-jaaru président Abdoulaye Wade baax na ci nouvelle génération yi trop. xam nga man yàlla dogal na duma militant PDS xam naa leen nag bu baax a baax am na effet Abdoulaye Wade bu des moom ñoom ci loolu la ñu miser te loolu politique la xel mën na koo nangu mais ñu ñëpp xam nañ ne président Abdoulaye Wade nekkul candidat pour nekk député ëpp na loolu ci at yi mu toll ak li mu jot a am ci àdduna wante politique la ñëw gi mu ñëw donte ne c'est la veille de l'élection am na ndimbal bu mu indi pour coalition wàllu léegi nag mu des ñuy ñaan yàlla xar kanam yu bees yi ñu gis ci biir PDS xale yu bees yi ñu gis ñuy feeñ genre ñoom Nafi Diallo geek ñoom Bara Gaye ak ñeneen ñoo xam ne donte ne Bara Gaye yàgg na ci politique ñooñu am nañ ci yaakaar ñu dekkalaat PDS ci beneen dimension yóbbu ko ci yeneen victoire loolu su donte ne ñaan googu la leen président Abdoulaye Wade di mujj ñaanal war amal nañ ko ci ngërëm amal nañ ko ci sant ndax moom xanaa gunge leen rek la fi dese wante du lu muy wutal boppam. ñaar yooyu yëpp a ngi ci biir président Macky Sall depuis 12 ans sénégalais yi ñu ngi wax ak moom jeunesse bi mu ngi jàmbat mais dafa mel ni déggagu leen wala su leen déggee itam joxagu leen liñ ko laaj mu di benn point. deuxième point bi nga xam ne bii mën naa ko jàngat ci loolu moo di su doon tey élection présidentielle président Macky Sall day daanu parce que en termes de voix opposition bi réunie li ñu dajale ci nit coalition au pouvoir bi boo xam ne moom tam ay parti yu bëri ñoo fa nekk indi wuñ ko soo demee ba xalaat ne coalition bu am PS am AFP am yeneen parti yu mag yu nekk ci réew mi yu ñu ràññee woon mën nañu boole seeni doole dem élection législative ay parti yu juddu démb ak bërki démb daan leen loolu indicateur la léegi nag état major politique bu nekk am nga say analyste am na ñoo xam ne ñii ñoo war a toog xalaat saytu loolu jéem a xam askan wi lan la bëgg mais li ñu mën a jàpp moo di askan wi moom yeeweeku na xam nga politique ak noo ko mënti déggee il faut que maslaa tàbbi ci ndax nag réew mi mënul bloqué ñoom ñi ñu tabb ñu dem assemblée suñu xoolee ne pexetel ak pexetel dana tax ñu mën a am bureau réew mi dox wala nañu toogaat ca la ñu nekkoon di bañ
ba assemblée mën na yóbbu réew mi foo xam ni fii du loolu la leen askan bi sant su fekkente ne am na ay compromis yu mën a am loolu ci politique lañ ko fekk ci politique lañ ko bàyyi loolu mënuñ ko tuddee wor ku def campagne am say député ngeen dem ba mu des des arbitrages pour teg bureau assemblée nationale wala pour voter loi dana am yenn saa yi loi bu ñëw boo xam ne bii dafa am portée sociale boo xam ne bii opposition bi ak nguur gi mën nañ cee bañ a waroo mais li sénégalais yi wax moo di nangootuñu benn coalition rek jël majorité absolue waxtaan ci seen biir ñëw teg ko ci ndoddu askan wi te kenn du ci mën dara loolu la leen majorité absolue bi mayoon comme nag sénégalais yi nee nañu dindi nañu loolu li ñu bëgg moo di soo leen demee assemblée képp ku ñu fa toogal na nga fa ànd ak fulla xam ne toogaloo fa sa bopp toogaloo fa sa parti askan wi moo la fa yóbbu. te nit ku nekk soo demee bay falu ñi la yaakaar dafa am loo tegoon ci seen loxo ñu jël yaakaar boobu jënd ko ci yow di la xool soo woree yaakaar boobu léegi askan wi am na ay motuwaay yoo xam ni danañ la wax en temps réel gis nga bi élection bi jeexee rek soo xoolee réseaux sociaux yi rajo yi ñëpp a ngeen di ne moytu leen de li fi amoon bu mu fi amati fexe leen ba bu leen tax suñu yaakaar am na ay audio yu daw yaram yoo xam ni ay xale yu jigéen ay yónnee nañ ko ay kilifa ne leen ñëpp a ngi ne da ngay dem bul dem maam bul def lii bul def laa kon askan wi nee naa la mooy yeeweeku léegi nag li am te des mooy assemblée nationale ba foofu loi yi lañ fay voté ñoom ñooy jox kattan gouvernement bi nar a ñëw nee ko woteel na la budget sangam woteel nañ la nangam bi opposition bi taxawee ci opposition am na ay loi yu ñu d'accordul woon nañu seet naka la ñuy def ngir loi yooyu ñu teggi ko indi yu bees nañu bàyyi xel itam am na ay loi yu war a ñëw te ñoom neewoon nañu bi ñu nekkee ci opposition bi bugguñu loi yooyu ñëw assemblée ñun taxawaay boobu la ñuy xaar ci ñoom li ci des politique c'est l'art du possible dafa am lu mën a nekk am lu mënul nekk won nañu président ne du buur dañ ko jox sunu kàddu pour ay at du lu ko neex def nay déglu askan wi di interpréter njàmbatu askan wi di ci indi ay saafara loolu la ko sunu borom tegee fii ginnaaw bi ko askan bi sababloo. loolu ñi ñaa ngi koy rumba daal yaakaar naa ne lu war a mën a nekk na mais ñaar ñooñu nga tudd ku ci nekk sa dossier judiciaire dafa am lu mu lay tere du loolu sotteegul il faut élément yooyu teggeeku ba pare ñu door a mën a wax seen wax mais bul fàtte ne 17 millions de sénégalais lañu sénégalais yaa ngi fépp ci àdduna am na ñu nekk ci politique bi am na ñu nekkul ci politique bi am na ñoo xam ne ñi seen xam-xam màcc na ci naka la ñuy doxalee réew su ma doon président Macky Sall tey damay yaatal sama dënn ndax askan wi moo ko laaj nañu seet ñi nga xam ni ñi mën nañoo doxal réew mi ci li des ci mandat président fii ba élection 2024 parce que diggante boobu dañu soxla xarala soxla ñoo xam ni danañu fexe ba réew mi bañ a sooxe. non loolu waxum sama wax jëmewul foofu dama la ne pour l'instant président de la république Macky Sall moo fi nekk mandaam jeexagul mandat boobu ci peuple sénégalais la ko jëlee député yu bees yi ci peuple sénégalais la ñu jëlee ñoom itam seen mandat kon affaire de légitimité pour le moment ñoom ñëpp ñoo am légitimité li ñuy ragal moo di waxtaanu guddi yi nga xam ni dana tax koo xam ni kii da nga campagne ci Yewwi Askan Wi campagne ci Wallu am ci ñoom mandat nga dem waxtaan ci suuf génn ci seen groupe dem dugg ci groupe Benno Bokk Yaakaar loolu mooy trahison mais bëgg organiser bureau assemblée nationale def lecture politique ak ay compromis waxuma la compromission ay compromis entre des groupes parlementaires légitimement installés ñoom ñëpp ñu d'accord ci ne pour que réew mi bañ a bloqué nañu def nii nañu bàyyi lii nañu jàpp lii loolu politique la bokkul ak transhumance bokkul ak wor bokkul ak
ku ñu ger nga war ñi nga àndaloon loolu bokkul. léegi nag su fekkente ne président de la République parce que pour l'instant jusqu'à présent moom moo yore légitimité ci constitution bi moo ko jox conduire la politique de la nation loolu à moins que ñu bëgg ko def putsch il faut que nit ñi itam xool ku nekk cër bi la yàlla jox ñu waxtaan ak yow seet naka la ñuy doxale loolu xel moo koy doxal ak yéene yu rafet yéenante lu baax tey mënuloo minimiser poids politique Ousmane Sonko mënoo minimiser poids politique Barthélémy Dias élu au suffrage universel et maire de grande ville mënuloo erreur bi waa Bennoo defoon ñàkk jox xorma ñi nga xam ne ñii peuple bi moo leen bëggal seen bopp nga ne leen du fi amee doo leen ko fi waxee peuple bi arbitré na nee na ñii suñuy représentant lañu ñun ñoo leen jox suñu kàddu jox leen seen cër ci réew mi ñu doxal li ñu war a doxal ñun ñu xool démocratie sans démocrate moo amoon Sénégal peuple bi nee na non ñun peuple bu épris de paix lañu bu bëgg jàmm lañu dañu bëgg leader bu nekk li la yàlla may par sa kattan sa compétence ak li yàlla bind ci sa jë nañ la ko jox ba mot sëg bañ la tuuteel di la doyadil xoolal li yóbbu Guy Marius Sagna assemblée ñaata yoon lañ ko fi ramasse dugal ko ci panier à salade mais maa ngi doon wax ay bés man leen kii mën na nekk un jour président looy ci xam yàlla mooy may nit ñi xeex na yóbbu nañ ko kaso dóor nañ ko ci kanamu nit ñi lu nekk def nañ ko mu nekk ci rek te wolof yi dañuy wax ku yàgg ci teen baak fekk la fa kon léegi bañ ko bëgg ko honorable nga koy wax nañ ko jox cër boobu ëllëg su ne day marche ñu xam ne honorable moo ne day marche ñu xool ñu sol seen bandeau mu di drapeau Sénégal ñu may leen ñu dox normalement wax ak askan wi li ñu bëgg a wax ak moom pour man sunu démocratie moo nekk di avancer malgré li ñi di wax yëpp avenir u xale yi ñu ngi génne démocratie bu bees boo xam ne bii ñun ñëpp ñun mag ñi dañu war a ànd ak sunu xel di leen jox ay conseils mais bañ leen faxatal ak bañ a yàq li nga xam ne lii ñu ngi koy tabax ndànk-ndànk. fan yu njëkk yi xam nga suñ la dóori kur feñ nga miir da ngay commencer di mel ni kuy délirer loolu rek moo jàppoon ñi njëkk a wax. mbër bu yàmb bu daanu yëkkati loxoom loolu ay état la rek mais état bu provisoire la ndax gis nga bi ko nit ñi commencé wax dañu foogoon ne résultat yi mën na wëlbatiku mais techniquement Sénégal loolu mënatul nekk PV yi ku nekk yaa ngi yor sa PV toog bi ñu commencé wax loolu askan wi attirer seen attention ñun xam nañu li ñu voté attention xam nañu li ñu voté te élément wu réseaux sociaux yi ñoom dañ ko xeeboon moo tax defuñ ci liggéey bi ci war dañu doon ne réseaux sociaux yi voilà ay mécontents rek ñoo fa nekk di wax déedéet ay sénégalais la ñu yor carte te dëkk bi c'est une personne une voix donc li ñuy wax déglu ko nga jëlee ci njëriñ pour politique bi ngay doxal mu di ñaar le troisième point moo di Sénégal tey soo xoolee résultats électoraux yi depuis 2012 majorité bi day wàcc di wàcc loolu itam xanaa kay munoo wax ne samay noon ñoo ko def yow nag yow lan nga def pour loolu bañ a am pour loolu retourner wu mais au contraire am na ñu ñuy dégg maa ngi dégg benn vidéo monsieur le ministre Mansour Faye à Saint-Louis muy xas ñi naan leen ñun comprendre ñu parce que président mën na def 3e mandat mën na def lii ay wax yoo xam ni président sax neewoon na leen bu leen ci waxati moom muy permettre en 2022 di indiwaat sur la table ay wax yoo xam ni ñun foogoon nañ ne c'est derrière nous yooyu mooy provocation yi nga xam ni sénégalais yi nangootuñu ko soo bëggee def dara da ngay wax ak askan wi wax bu leer mën nañu d'accord ak yow mën nañu bañ a d'accord ak yow mais waxal ak ñoom wax bu leer parce que fii kenn dofatu fi. man bind naa ci xam nga politique ak liy doxal réew doo ci topp sa bakkan da ngay wax sa aqulaay taala bi ñu defee au conseil boobu ba léegi ban njëriñ la amal réew loolu la ñu war a seet xayma ko man gisuma ko conseil économique et social ban njëriñ la amal réew mi par rapport
ak li mu ñuy coûter yooyu dañ ko war a seet mais du yooyu rek. tey Sénégal am na ay priorité bi moo di agriculture bu jag ay emploi yu bëri pour jeunesse bi éducation et formation bu mucc ayib ressources minières yi ak ressources énergétiques yi ñu teg ko ci yoon ñun tey fi mu nekk nii yooyu mooy suñu priorité pour dem ci yooyu est-ce que jarul yenn yi nga xam ni yëpp daf ñuy sonal ñu supprimer ko parce que réew mënul nekk rek pour créer ay emplois pour des hommes politiques loolu xel nangootu ko jeunesse baa ngi fi di génn am ay am ay diplôme am ay lii yëpp toog di chômer yow pendant ce temps institution boo créé visée politicienne moo ci nekk su amoon utilité pour réew mi kenn bañul mais ay day généralement institution yooyu da ngay dem fekk fa ñoo xam ne dañuy dox seen adduna ba seen adduna jeex ñu casé leen foofu loolu am na éthique politique bu ñu war a xoolaat ci sunu réew kii di HCCT kii di conseil économique et social kii di yenn agence yu bëri yu fi nekk yoo xam ni li ñuy fay nit ñi foofu am na feneen fu mu xëj nit soo njabootee da ngay yaxanal li nga am wut naka ngay optimiser ressources yi réew mi am pour que réew mi tegu sur les rails du développement tey ñu ngi ne war nañu TER bi àgg ba Diamniadio war nañu fexe réseau ferroviaire Sénégal bi développé wu hôpitaux yaa ngi fii ñu waxoon ne yii dañ koy toj yii dañ koy defar ana alal ba tey ñu ngi génne ay malades hôpital Le Dantec xamuñ fu ñu leen di dugal mais voilà les vrais problèmes du Sénégal hein. Pendant ce temps am na ñoo xam ne ñi seen train de vie c'est pas un train de vie de Sénégalais c'est un train de vie boo xam ne bi ci ñiy dund ci ay Los Angeles yooyu la ñuy vivre ci biir Sénégal loolu dañ ko war a interroger. mais réglé na ko politiquement attention législative kay réglé nañu politiquement la possibilité du troisième mandat normalement loolu lecture daf ci war a am est-ce que nag acteurs politiques yi danañu am hauteur bu doy pour décoder le message profond du peuple loolu l'avenir va nous le montrer man généralement dama doon ne question yooyu dama ci maandu ndax président de la République moom moo wax ci làmmiñam ñu dégg enregistré ko denc ko ne moom affaire troisième mandat bu ko fi kenn waxati di ko fi waxtaanee sax yàpp ko la parce que constitution bi réglé na question yooyu kon te tere woon na njabootam ñu wax ci waaw lu tax nag goroom di ci wax loolu question la bu ñu koy laaj moom ci boppam. xam nga loolu dafay wóoroog serment bi mu prêté constitution Sénégal dafa leer dafa limité pas plus de 2 mandats de 5 ans successifs loolu la constitution Sénégal wax kon ki jiite Sénégal su demee CEDEAO di fa wax leneen mu ngi wóoroog sunu constitution. mais loolu mécanisme la boo xam ni yenn saa yi état bi def ko pour financer yenn yi mais yan privé. ci yan condition est-ce que privé yooyu rek ñoo mën a def loolu yooyu la ñu war a lijjanti parce que suuf bi ñu nekk suufu périmètre foncier bi nga xam ne hôpital bi ci la nekk su fekkente ne mën na permettre ñu distraire ci dara pour construire hôpital bu mucc ayib oui le problème parce que dindif ci ak def ci la mais yii lëndëm ci montage yooyu moo di intermédiaires yi seen yéene souvent du defar seen yéene mooy am koom nañ surveiller loolu bëccëgu ndar kam lañ koy defee montage boobu genre montage boobu la ñuy def pour financer monument de la Renaissance par exemple mais ba léegi détails yu transaction yi kenn xamu ko transparence ci réew dafa am solo soo fekkente ne li ngay dox dëgg la loo ci nëbb amul benn chantier ci adduna yi fooy dox te du ñu bind compagnie yi ñu xam société yi fii da ngay toog ba mu yàgg di gis ñu raser fenn di yëkkati doo xam naka la doo am les informations doo am comment dirais-je ñan ñoo porter les transactions te li ci lëndëm moo ëpp li ciy leer. man daal sama xol mayuma man may tëj hôpital te dugaluma ña fa nekkoon ak seeni jàngoro ci beneen bërëb. dama yaakaar ne
planification dafa baax xam nañ ne mois de juillet la ñu war a tëj hôpital bi déjà à partir du mois de janvier waratuñu accepter ñu bees di ñëw dañu war a fexe seet ña fa nekk naka la ñuy wéree génn ñi gaañu suuri nañ leen ak ñi fa desandi te ñu mun leen faj ci ban structure laa leen war a orienter mais à partir de janvier du ma jëlati ku bees mais bàyyi médecins yi nga xam ni ñoom seeni malade la ñu am ñuy continuer liggéey ba bés bi ñuy génne malade yi amuñu visibilité ci fan lañ leen di yóbbu càggante passé wul loolu waaw loolu gouvernement bi dafa am ay explication yu ñu ci war a jox. manque de professionnalisme gis naa image u saaku yi première chose bi ma frappé moo di saaku bi ñu njëkk a xotti suuf si dafa xonk cur dafa suuf su beex tàkk suuf boo xam ni dëkk na ci ndox ay fan ba mën a boucher canal waaw mais ngeen bëgg ñu expliquer que ay nit ñoo ko fi def xaw ma ban at xam nga yenn yi foo ay sunu xel la te loolu dafay tax ñuy gën a énervé parce que nit mën nañ la expliquer sax loo xam ne di mënoo ko comprendre mais nga comprendre ci kii wax ak yow que nekkul di la foye ak di foye sa xel mais en l'occurrence man j'étais vraiment atterré benn point deuxième point Sénégal waroon na am capacité d'anticipation mooy bi nga wax ak planification ba yenn sinistres yi du àgg ci yenn quartiers yi mais fii fàttalikul en 2005 président Macky Sall était premier ministre lañ ko filmé en Zodiac bateau fii ci biir cité Bellevue Mariste boobu inondation boobu même chose moo ñëwaat mur bi ci autoroute bi la ndoxu zone de captage bi mbëkk ñëw dugg ci cité bi faagaagal quartier bi mais il y a pire Pape Makhtar dem leen ci parc de Hann ngeen def reportage danañ leen ko tere nag en camouflé rek ngeen ko mën a def mais soo demee biir parc de Hann ba gis parc forestier la tudd parc forestier de Hann c'était une forêt 2005 mbënd bind naa ko ba sonn ndox mi débordé dugg ci garab yi ndox mi des 12 ans ci ndox yi débordé waat na bi yoon dans quelques années su continuer nii parc bi gars yi dañ koy lotir def ko ay kër parce que day fekk garab yëpp dee loolu c'est mon cri du cœur parc de Hann ministre bi su may déglu bind naa ci bindaat ci mun naa la envoyer lien yi bind naa ci plusieurs fois parce que man depuis 30 ans que j'habite dans ce quartier foofu laay defee sama jogging xam naa ko bu baax plante bu nekk dama la xam di wax ak yow mais soo seetee tey situation bi parc de Hann nekk c'est inadmissible 3 hectares yoo xam ni c'est le poumon de Dakar ñëpp a ko xam bés bu parc bi dee ñun suñu air bi day changer beneen façon air la ñuy dund mu di deuxième point fii ba technopole ay lac la ñu waroon ko mën a aménager en des zones waxuma la résidentielles mais récréatives pour xale yi di ñëw di doxantu am ay parc fu ñu féexlu fu ñu toog xanaa ñun bëgguñu dund bu neex mais ñu ngi ko jël fu am porox ndol ñu dóor fa béton yëkkati étage ndox mi su ñëwee il faut mu wut fu mu jaar su daanewul sa kër dana ko wër mais dana dem ci tali bi continuer doxam loolu moo fi am scandale écologique boo xam ni war nañ ci wax mais yooyu il faut nga am ay gouvernement ay gouvernants yu responsable yu jage population bi ñi xam li ñuy jàmbat di wax ak ñoom di diisoo ak ñoom ñaata ingénieur la ñu am des eaux et forêts kenn laaju leen seen avis loolu c'est des choses qui font mal te Sénégal réew mu neex a defar la à condition que nga jox nit ñi seen gëdd déglu leen diisoo ak ñoom ku mën ñu jox ko ku mënul ñu nangu li mu yor ci loxoom. Globalement, je dirais que d'occasions manquées. C'est le peuple sénégalais qui l'a porté sur ses épaules. Moi, j'ai été ministre dans le même gouvernement que lui.
à un moment donné mu dóor rupture entre moom ak président Wade bu ñu fàtte ni il est comptable de 9 ans sur les 12 ans du président Abdoulaye Wade yooyu souvent nit ñi dañ koy bâcler ni bëgg a mel ni ku bees moo jóge ci beneen planète ñëw non li fi xew de l'an 2000 à l'an 2022 parti Abdoulaye Wade 2000 ba 2012 9 ans yi il est comptable ci barke président Abdoulaye Wade la nekkee président parce que moom la def face peuple bi faral ko fal ko mu digee amoon fi ay éléments de ressources tant humaines qu'intellectuelles yoo xam ni mënoon na ko boole ak li mu am l'exemple des recommandations des assises nationales et quand je dis assises nationales je sais bien que du nation bi yëpp moo nekkoon assises ya mais une partie représentative de la nation joxe na ay idées ci sama xel waroon na bi mu jëlee nguur gi mu reconvoquer les vraies assises sur la base du document de référence bi nga xam ni assises yi bind nañ ko mu ni léegi man maay président de la République assises yi c'était une assise d'une partie de Sénégalais léegi je veux que ce soit inclusif damay woo nag léegi parti yëpp parce que PDS nekk fa woon par exemple aux assises parti yëpp kaay leen am na document de base boo xam ni ñoom président Amadou Mahtar Mbow ak ay sénégalais yu am qualité ñoo ko bind document baa ngi nii nañ ko saytuwaat ñu assumer ko en tant que document de stratégie nationale enrichir ko valider ko doxal ko tous ensemble su ko defoon dana am une inclusion des énergies et des ressources intellectuelles du pays mais su fekkente ne yow da nga des chef de parti chef de clan xam nga tout le temps man loolu dama koy jàmbat président de la république waratul nekk chef de parti chef de clan parce que sinon mënoo njaboote ñëpp su fekkente ne man bennoo laa bokk su ma neexee sàcc su ma neexee def faux billet su ma neexee violer su ma neexee def lu ma neex dara du ma ci fekk mais su fekkente ne keneen opposant la rek su ne salaamaaleykum sax kenn du ko ne maaleykum salaam loolu rafetul te du dëgg nag dana yendu wante du fanaan àll. xale da nga am foo toll da nga war a jàng am métier mën a tekkil sa bopp mais su fekkente ne effectivement école ba nga war a jàng classe ba déjà 150 élèves moo fa nekk doo fa sa war a dem nga teel a bàyyi loolu la ñuy wax les rejets les rebuts de la scolarité mais amuloo soo raté certificat raté BFM raté baccalauréat loolu la ñuy wax les déchets scolaires léegi da ngay dem ñii dem jaay ji ndaamaras ci autoroute bi ñii nekk ni mais ku ci nekk ci ñoom lenn rek mooy nekk ci seen xel daw réew mi espérance amuñu ko yaakaar amuñu ko peuple nag su demee ba amatul yaakaar amul lu mu ragal surtout jeune toll ci diggu dooleem te mënul faj gàcce ragalul géej man mii ñemewuma dem géej naan damay jël gaal ndax gisuma horizon gisuma fan la ñoom soxlawuñu horizon xaru moo leen gënal yenn dund yi loolu du président rek mais ñun ñëpp ñi bokk jamono war nañ ko waxtaanee suñ ko waxtaaneewul bés a ngi ñëw ci kanam dootuñu ko mën a waxtaanee ay yat ñooy jóg te loolu képp ku yilif réew ak bépp responsable bu di borom kër am fi sa njaboot war nañ ko artu balaa muy dal ci sunu kaw. président Abdoulaye Wade 2015 waaw man du ma wax lu dul dëgg wante moom xam na man xam naa ñi ko wër xam nañ sama diggante ak moom jàmm ak salaam ak cofeel moo fa am mais man du ma ko xam ni damay sonnal nit ci at yi mu toll maa ngi koy ñaanal jàmm bu yaatu ndax man gannaaw yàlla ci loxoom la yàlla jaarale sama ay mbir yu bari mu jox ma cër ci réew mi jox ma cër ci boppam jox ma cër ci njabootam moo tax bokk naa ci ñi nga xam ni ak nu réew mi mënti demee du ma taxaw fuñ koy waxee lu ñaaw dama koy ñaanal yàlla mujj gu rafet ñaanal ko yàlla jàmm ak salaam ñaan tam waa Sénégal bés bu ñuy waxtaan ci suñ biir ñu delloo ko li mu am ci ñun
moo di man gëm naa ne sénégalais yi ci seen biir xol bëgg nañu Abdoulaye Wade na mu daan doxale am na yu leen ci neexul won nañ ko ko boolewu ci mer ak ñëg dellu na toog ca rang ba yàqu fi dara ci sama bët. am na nag ñoo xam ni ñu ngi koy tuumaal lu nekk bés bu jotee su amee jataay su amee waxtaan ku nekk na nga wax li nga fekke li nga seede ci sa aqulaay taala moom tam gëj naa ko dégg non pas du tout dañuy fen bi ma mujjee woo moo di bi sama waajur yi génne àdduna mais aw ma benn contact am aw ma benn relation directe ak moom mais ñi ko wër xanaa ñoo yombalul jote bi mais loolu seen affaire la moom de xam naa ne bi ñu mujjee wax jàmm ak salaam ak ay ree rek moo nekk suñu diggante wante comme je dis dañu àndoon liggéey ci projet boo xam ne bi président de la république moo ko dénk ñu liggéey ko ba mu àgg seq nañu jàmm ak salaam gëj nañu gise gëj nañ déggante mais moom it ni ma yéene papaam laa ko yéene parce que papaam laa gën a xam ak moom. ah oui oui am naa relation yu baax ak ñoom moo di ñun ñoo bokk jamono te ñoom ñëpp samay rakk lañu Ousmane Sonko sax defal na ma honneur ñëw sama kër fii seet si ma ñu waxtaan bu yaatu parce que daf ma ko digoon il y a 2 ans dañu daje woon librairie L'Harmattan mu ne ma mu xàmmee ma xàmmee ko ñu nuyante mu ngi ànd ak Bassirou Diomaye Faye mu ne ma danaa la seet si 2 ans après bés man maa toog fii may xalaat ma ni mais coow li bëri na depuis 2 ans ci benn nit on est 17 millions de Sénégalais kii c'est un acteur politique lu tax état bi yëpp mobilisé wu pour dal ci kaw benn Sénégalais ma fàttali la ne temps Abdou Diouf Landing Savané mi nga xam ni tey mu ngi far ak Macky Sall nekkoon na fi directeur national de la statistique maanaam statistique ku Sénégal yëpp ANSD bii moo ko fondé moom mooy bokk na ci ñi ko fondé bokk moom mooy jot les premières informations stratégiques ci économie Sénégal est-ce que Abdou Diouf radié na ko radié wu ko dalul ci kawam defu ko li ñu def un inspecteur des impôts qui même su fekkente ne fauté na est-ce que jar na état bi yëpp mobilisé wu pour radier non foofu faute la faute boobu il faut que ñu xoolaat ko xam situer responsabilité yi hiérarchie de sanction dafa war a am mais état wu lëmm dal ci benn nit peuple bi arbitré embauché ko def ko député ñu continuer di dal ci moom avec des histoires yoo xam ni kenn xamul fu mu jóge peuple bi def ko maire te su fekkonte ne pexe laluñu pour mu bañ a nekk député day nekk député te peut-être que majorité bi ñu naroon am day ëpp bi ñu am nii c'est parce que ñoom bokkuñ ci liste yi ñi xamuñu ñi nekk ci liste yi moo tax ñu bëri xëruñu sax pour dem voter ji il a un potentiel il a un avenir duma militant am bokkuma ci partem mais considéré naa que c'est un Sénégalais qui a du mérite boo xam ne bi dañ ko war a bàyyi mu exercer ses activités politiques Barthélémy Diaz xam naa ko tuuti am nañu ay relation ak ay mbir yoo xam ni mos nañ ko seq bi ma nekkee ANOCI ak Karim Wade nag naxnu kazalika moom tam ndono baayam la Jean-Paul Diaz dafa def politique ci Sénégal yëkkati santam doomam bénéficié wu ci quoi qu'on dise moo tax yenn saa yi quand on dit way doomu di warul kii dama leen ne mais ku nekk sa baay su liggéeyee dara da nga ciy bénéficié wu loolu dara nekku ci à condition que sa baay bañ a bëgg a jël li ñëpp moom di la ko jox loolu rek mooy li ciy ñuul mooy li ciy ñaaw ak li nga xam ne li Sénégal peuple bi nee na non moom 2015 laa ko gëj a gis bokkuma ci wala boog amagul xam nga mag doo ne mukk jamais parce que ëllëg dañu lay vaar ne yaa fi waxoon ne man bokk naa ci sénégalais yi nga xam ni dama jàpp ne c'est le président élu jusqu'à la fin de son mandat su ma woowee man du ma xaar 3 heures du matin 10 heures du matin laa fay dem loolu laay nëbbatu moom moo fi nekk li am importance mooy lan laa fay wax dégg nga fi may waxee nit ku nekk la ngay wax foofa
am na nit ñoo xam ne danañu nekk ci biti ji wax suñu duggee biir présidence sañu ñu ko wax dëgg